mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci Walfadjri TV leeru jamono la ca gën a fës ci boppu xibaar yi ndaje mu yaa dox tey ci diggante ku jeeg politique beeg nguur gi jëm ci fiches yi nga xamante moom la ñu fas yéene remplir ngir waajal parrainage bi jébal nañ leen ko ci clé ndaje maa ngi doon am foofee ca direction générale des élections yooyu le ak coowal parrainage bi naka la ko askan wi gisee am ñu jàpp ne parrainage bi le ngeneel la ndax dina mun a yemale parti politique yeeg limu candidat yi am ñu jàpp ne itamit gàllankoor lay doon ci géew politique bi daa ngeen ci dégg seen xalaat ak Xoxaan Ndong Lambaye ab dëkk la bu féetee ca diwaanu Diourbel dem fa nag doon na lu jafe lool la leen ko yóbbee di autoroute Ila Touba moo tëj ràpp dëkk ba ba mënatuñ faa doxi seen soxla dànkaafu nañu kilifa yi ngir ñu indi ci saafara ci googule autoroute Ila Touba lu ko mooy xare mun na faa am daa ngeen ci dégg leeral yeeg suñu naataango Mamadou Matar Sarr daañ ci toftal xibaar yi ñeel bitim réew buñ ca noppee dalal Cheikh Tidiane Gomis ci xibaar yi ñeel tàggat yaram laata ñu leen di jukkil xibaaru yéen kaay yi mbokk yi bu ne si sama dikk ak yéen ci yaatalum xibaar yi. Walfadjri TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu fas yéene ko door rek géew politique beeg wàccaayu élection présidentielle 2019 lu jëm ci parrainage beeg ndorteel gi tey nga xamante ne jawriñ gi ñu dénk wàllu kaaraange bi réew mi ak kër gi yilif wote yi di direction générale des élections jot naa dalal lim bu takku ci seen ci candidat yi maanaam ka leen fa teewal ngir itamit mun a taataan googule liste maanaam fichier goo xamante ne dañ leen ko jébal ngir kenn ku nekk mun ca bind ña la war a parrainer laata élection présidentielle yi ci ab kele lañ leen ko jébal tey foofee ca direction générale des élections dañ ci dikkat ak suñu naataango Fatou Bintou Diouf ma ñu fa teewal ndaje mu yaatu nar a dox ci diggante jëwriñ ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi Aly Ngouille Ndiaye ak ku jeeg politique bi ngir waxtaane parrainage bi parrainage googee sax askan wi joxe nañ ci seen xalaat am ñu jàpp ne parrainage ngeneel la ndax dina mun a yemale candidat yi ci yooyu la voté am ñu jàpp ne tamit luy gàllankoor géew politique bi lay doon dañ ciy teewlu ñenn ci askan wi joxe nañ ci seen xalaat ci micro Xoxaan Ndong. parrainage bi lu baax la ndaxte réew dañ koy defar te réew aussi du ñëppay ñëw di nodd loolu mënta ne ku nekk bëgg a nekk candidat ay ñeent fukk candidat juróom fukk candidat loolu mënta nekk ci benn mbir buñ la woowee da ngay war a ñëw waxtaan parce que lépp ci waxtaan la waxtaan mooy indi jàmm waxtaan ci la lépp mën a génn waxtaan ku ci nekk wax sax laat ñu seet lan moo ca baax ñu mën ko lëfin réew mi mën a jëm kanam. am na si lu baax am na côté bi nga xam ne nag am na ñu ko bañ mais boo xoolee ñun Sénégalais ñun population bi la arrangé ndaxte élection yi passé yi ñu génn nii passé parce que boo xoolee ay 40 et quelques listes pour ñu dem di ko voté ak affaire yoon day metti mais bu ñu mënee yamalee parti yi tamit loolu day am solo si population Sénégal ndaxte dem xëy 8 heures gaañan toog fa ba ay 18 heures wala ay 16 heures day metti xam nga nu ñu mën a def ba wàññi candidat yi daal pour man moo gën. par exemple daal nekkul bon lu gën daal parce que day andi ay jafe-jafe bon andi xiroo beeg ñaayoo bi di andi ay soulèvement parce que xol yëpp ay jóg da nga mer fii te war nañu weesu foofu képp koo xam ne am nga itteel si réew bi te nga am moyen pour nga présenter wu nañ la bàyyi nga présenter wu ak sa mbooloo li des nag yàlla koy mottali. àdduna dafay dox te suy dox day ànd ak jamono te xam nga ni yeesal si lépp yàlla da ko bëgg si diine sax su yeesu da nga koy yeesal pour mën ko am. président deful lenn lu jëm si ñoom ndax moomul nit ñi dégg nga bu baax li ma la nit kàttam la am nit yéeneem la am nit ki loo ko mën na jënd tamit su duggee si mbañ gàcce yooyu lu ko neex lay def.
waa parti réew mi bu Idrissa Seck foofee ca Saint-Louis dañoo gis ne daal bile parrainage ndëgg sërëx la goo xamante ne nguur gi def ko lalal opposition bi ngir mun leen a galgal ëllëg ci géopolitique bi dañ ci teewlu Abdourahim Kébé mayor seen kaddu foofee ca Saint-Louis ci micro Gabriel Barbier. parrainage moom gis nga ni ñu bare d'accord ñu si ñu bare waxoon nañ si avant même ñu voter loi électorale mais malgré tout le président a insisté avec son gouvernement ils veulent coûte que coûte le maintenir parce que tout simplement dañu xam ni parrainage bi moyen la pour ñoom d'abord pour ñu éliminer yenn candidats yi parce que peut-être parce que président bi bëggul am candidat yu bare yu mu jàkkaarloo ba pare indi galgal pour que ñoom lu leen neex mën nañ ko si def doo gisee clause yu ñu def suñu waxee ni parrainage bi su amee ñaar ñu nekk si même liste si ñaari liste ki jëkk déposé moom mooy compté xam nga loolu taxawul parce que lu ñu wax dañ naan ñoom seen liste moo jëkk c'est que fekk fu am ñaar rek opposition bi mooy perte du ñoom yooyu yu ndaw la mais ensuite am na leneen lañ ci dugal man na am na loo xam ne xamaguma ndax fi lay altine daañ ko xam mais pour le moment c'est sûr que dañ ciy dugal yoo xam ne dafay rendre la vie difficile dafay tax opposition bi seen liggéey du yomb loolu la ñu xool te aussi parrainage dafa laaj ay moyens yoo xam ne xëy na defe naa ni opposition bi mën ñu ko def waaye ñun nag réew mi ñu ngi sant parce que parrainage bi jaaxaluñu tiitaluñu duñu demandé woon 1 million de signatures daañ ko am te daañ leen wan ni daañ ko am. lii di parti APR mu ngi dund jafe-jafe ca Guédiawaye am na ci yenn ci responsable yi tàmbalee fippu kii di Sada Thiam ban parti gi ni mel taxawal na mouvement boppam duppee ko jàppal ma jàpp la ko yitteel mooy gën ko wasaare fépp ci réew mi ak waajal élection locale ne bëgg naa falu maire foofee ca Njaareem Limamoulaye dañ ko ci teewlu Sada Thiam ay kàddoom ci micro Théodore Semedo. mouvement jàppal ma jàpp c'est un mouvement politique mais à vocation sociale à vocation développement pour jàppale suñu jigéen ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw jàppale suñu jeunes yi nga xam ne soo xoolee suba nga dañuy toog duñ def dara à travers auto emploi xool nuñ leen di encadrer former leen tegal leen loo xam ne dañ ci mën a liggéey moom mën ci jëriñ seen bopp. en priorité mooy suñu local yi nga xam ne demal nañ ko muy 2019. candidat la pour maire bi nekkoon naa ko 2014 waaye bi pa damay yeesalaat di yëgluwaat sama bopp ci couche yëpp bàyyiwuma ci kenn. ñoo ngi déglu président ñoo ngi déglu opposition bi ki ñu xam ne sa programme intéressé ñu par rapport suñu vision ñu partage ko ànd ceeg yow liggéey. maa ngi tàllal sama loxo képp kuy doomu Guédiawaye foo mën a nekk tàllal naa sama loxo pour 2019 ñu ñëw transformer en Ndiarème mu nekk commune boo xam ne nii day ràññeeku day taaru. parti politique yi da ngay tënku soo ci nekkee da ngay tënku doo libre ci say principe doo lig say vision parfois dañ naan la réalité politique soo nekkee ci parti lii da lay tënk alors il faut nga am liberté d'expression parce que mënoo ñëw ñu tënk la ba lay mbëkkaloo miir bi ngay nangu ku lay mbëkkaloo miir bi. gaal suy chaviré il faut nga taxaw naa fi ma gaal bi di jëm comme day dig man nag il faut ma alerte naa ba sonn dégguñu ma man naa delluwaat moom sama bopp su ma ñëwee ci li nga xam ne gëm naa ko muy sama xalaat ànd seeg doomu Guédiawaye ñu partagé ko liggéey ko suñu demee nag ba ci biir ñu gis ne ñi ñoo ngi liggéey président dina xale bi kat doon nekk ci parti AP doon yuuxu dégguñu ko woon doon wax di alerte dégguñu ko woon travail de veille bu mu doon def d'alerte bi dégguñu ko woon wane na ko ci beneen ànd mi ngi ànd ak daa doomu Guédiawaye di traduire li nga xam ne ni mooy projet bu mu am te xool na ko sempatal na ko xam ne xale bi lu mu ànd ak doomu gox bi yëpp lu dëggu la lu sell la président dina ñu àndaloo nag Sada Thiam kat jumoon nañ président tey ku ko jàppale la bëgg mais malheureusement président amul ay interlocuteurs yi nga xam ñoo mën a traduire sa pensée en acte concret au niveau de la base loolu mooy problème président. autoroute Ila Touba jural na jafe-jafe askan wa yeewoo ca Lambaye foofee ca département bu Bambey toogaanu ñaxtu lañ fa doon amal doon sàkku ci kilifa yi ñu xoolaat googule autoroute Ila Touba ndax bépp yoon gu Lambaye amoon autoroute ba fàtt na ko ci jamono ji dem ak dikk ba tàggatembe lool na yoon la ñu bëgg bokk na ci seen toogaanu ñaxtu dañ ci teewlu Mamadou Matar Sarr.
askanu Lambaye nekkee ci département bu Bambey amal ndaje mu yaa ne dañuy ñaax kilifa yi ñu taxaw leen utal leen benn bërëb bu wàcceekaay ci autoroute Ila Touba bii ñu gis ne dafa fatt seen dëkk bi kenn mënatul dugg kenn mënatul génn. maanaam dañoo yàgg nag lii mooy 3e fois bi ñu génn APS bi ni mu fattee yoonu Lambaye ci yoon bi nekku yoon boo xam ne bii bu ñu war a fatt la ndax yéen yoon bi ñeenti commune moom la luyee mooy Ngogom Lambaye Kër Samba Mbaba Garas yoon la woo xam ne wi yoon wu am solo la ca it booba ak léegi ñu ngi ciy dox di ci wax ci benn kilifa goo xam ne gi mas na woo wax nu ci dara amul léegi nag lii mooy suñu 3e sortie pour ñu def marche li ñu bëgg a leeral rek mooy nun ci réew mi leen bokk Lambaye ci réew mi la bokk ca it gis nañ ne waa Azurut danoo fàtte Lambaye nañ Lambaye ndax yoon wi su fekkoon ne xam na ne Lambaye gëdd gi mu am kon yoon wi war na mën def ab wàccuwaay ak yéeguwaay. yéen xamal ne lii nu bëgg te bëggal ko askanu Lambaye nga xam ne Lambaye gépp a ko bokk président bu ko neexan suba mu defal nu ko. dama ne yoon wi wax naa ko ca ministère dama ne leen buñ ñu ko defalul xare mën naa am fii suñu doom mën na noo xare reyante fii te boobu boobaa ci nun lay jëkke balaa xare am nag aw yoon dong la nan nu defal pom bii nu koy yéeg di ko wàcc dem Touba. ci ndaje mu yaa mi ñu doon amal ñoom askanu Lambaye raaxaale nañ ci yeneen i jafe-jafe mu di ñàkkum jumtuwaay ci seen gox bii mel ni sax kilifa yi ngànk réew mi dañ leen a dummóoyu. commune bi nga xam ne mooy commune u Lambaye ak commune Ngogom nga xam ne seen département Bambey la loolu lépp aussi yoon wi baare na ko kon day mel ni yoon wi su fekkee ne dañ ko baare day demee dañu tëj Lambaye kon tëj na Lambaye ci lépp nag waaw kon tool yi du doxati dara loo jàngale mi aussi du doxati kon li nga xam ne maanaam moo am mooy li ñu bëgg mooy président de la république xam ne waa Lambaye taxaw nañ ci yoon wi pour bëgg nga defee leen yoon wi. askan wi booloo ci ak kuréel gu ñu dippee ànd taxaw Lambaye nee nañu fi mu nekk nii nag élection présidentielle yi ñu dëgmal dong la ñuy xaar ñii ngànk nguur gi bu ñu saafarawul seen i jafe-jafe daañu ko diggaale ak ñoom ba mu saf sap président de la république ci boppam nag la ñu bëgg mu àdd ci mbir yi. nun li nekk mooy président de la république leer nañ ne su fekkee ne maanaam lii nga xam ne lu nu waa Lambaye bëgg nañ ko defaluñu ko suñu àggee ci élection de nu waa Lambaye gépp ak fu waay Lambaye nekk nag su boobaa du fi am benn carte jur bu daal. mais dafa tegul waa Lambaye fenn kon nag bu nu demee ba élection ñëw président bu nu defalul lii noo moom suñuy carte ku neex lañ koy sànni. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Mamadou Makhtar Sarr yegg si nañ ci xibaar ñeel bitim réew la xew ca RDC ak jàngoro Ebola bokk na ci la ca fës Mamou Diaby Gassama moo ñu koy faram-fàcceel. ca République démocratique du Congo dañuy samp ab laaj moo di ne doomu aadama ya nga xamante ne dañoo amee feebar biñ duppee Ebola ndax rek duñu wàllee seen feebar bi jamono ci nag nguur ga mi ngi jànkoonteel ay jafe-jafe yu tar ngir toppatoo ñu àndax bi li jàngoro waaye tamit am nañu ab tolof-tolof ngir épidémie Ebola bi bañ a law ca République démocratique du Congo naka noonu lu ëpp 2 junni ak ñetti téeméer doomu aadama yu am bile jàngoro lañ jot a recensé ñeent yoo jël ci ñoom ñetti yëpp ñu ngi leen di faj jamono ci njiitu réew France di Emmanuel Macron daal di ñaawlu anam ba nga xam ne moom la Syrie nekkee ndaxte jamono ci nguur ga mi ngi menacé ni dana amal ca Idlib la nga xam ne mooy crise humanitaire di ab diwaan bu mujj ba nga xam ne mi ngi ci loxo way fupp yi ci kanamu ñu toogal France ca yeneen réew yi président Emmanuel Macron daal di ñaax ñëpp ngir ñu taxaw tem xooxatal nguuru Syrie ak ñu mu àndal ngir mën a am ab saafara ci fitna ba fa am jamono ci diggante Corée du Nord ak États-Unis daal di ñagasaat benn këru tasum xabaar bu nguuru Corée du Nord daal di duutu baaram tuuma waa États-Unis ni daa nekk di manigancé ab complot criminel yi la tuuma nag mi ngi doon am gannaaw 2 fan bi secrétaire d'État américain ba mu annulé tukki nemmeeku ba mu waroon amal ca Pyongyang ni ki ci weeru septembre bi di jublu si ambassadeur américain bi nekk ca Séoul nee na tuuma ya nga xam ne moom la Corée du Nord teg seen ndodd xamu ci tus. jërëjëf
mbokk yi ñëw ci xibaaru tàggat yaram tey nag dina bare lool ci li nga xam ne moom mooy wàllu basket xam ngeen ne sunu gaynde yu tout tànk yi ñu nga ca afro basket bu U18 tey jii bu juróom-ñaari waxtu jotee la ñuy amal jongante ak Côte d'Ivoire muy seen ñetteeli match waaye nag li ñu jàpp moom mooy sunu gaynde yu tout tànk yi qualifié nañu li nga xam ne moom mooy quart de finale gannaaw démb bi ñu dóoree Algérie daan ko juróom-ñaar fukki poñ Algérie am fukki poñ juróom fukki poñ ba kon nag Sénégal lu munti am ci matcham joganteem tey jii ak Côte d'Ivoire moom qualifié na ba léegi bu subaa nag dina xam kan lay dajal ci li nga xam ne mooy quart de finale yooyu le buñ ci jógee dañuy ñëw fii ci réew mi wax ci wàllu basket fii ci biir réew mi léegi nag xam nañu kan ak kan ñoom ñooy daje finale coupe du Sénégal ci wàllu góor yi mu nekk Douane ak Saint-Louis basket club démb nag li nga xam ne mooy Saint-Louis basket club dafa mujjee qualifié ndéem saltige de daan 63-57 waaye nag ci ale ba kii di SLBC da ko daanoon li nga xam ne moom mooy ba tax na léegi nag loolu moo waral kii nga xam ne moom mooy SLBC moom mooy jàll dañuy desandi ci match boobu lay amoon démb bi nga xam ne fële ci jardin public bu Tëngéej bi match bi jeexee nag ki nga xam ne mooy tàggat équipe saltige bi nag moom mi nag ñëwaat na ci maanaam match bi lan moo tax ba ñoom qualifié wu ñu déglu coach saltige ci micro ki nga xam ne moom mooy Najib Sagna. mais bu fi kenn keneen bu ko am moo njëkk a sànni rek majeur bi joueur yëpp a ngi nii xam nañ ñu ngi nii si biir maa ko wax sonal nañ ñu ñoo fi indi lii yëpp joueur yëpp ñëpp a ngi nii xam nañ ñuy joué ba pare ñu war ne seen jàmm léegi ñu ngi nii jëlal joueur yëpp a ngi nii xam nañ rek majeur la leen sànni lii nga def ne lii rafet na ñun dañu ñëw fii. défaite bi dafa bu metti la quoi mais xam nga tamit boo xoolee dañuy jouer contre équipe bu mag quoi waaye gis nga Saint-Louis lii xawoon nañ ko ragal parce que Saint-Louis équipe la boo xam ni xam nañ ni dafay boo xoolee sax day jouer mieux à l'extérieur quoi équipe la boo xam ni dafa mën a voyager te dafa naqadee jouer c'est une équipe organisée waaw am ay joueurs yu mag quoi moo tax ñun jouer nañ ñu mën a jouer mais malheureusement score bi doyul quoi pour ñu qualifier yenn saa yi aussi am na ay paramètres yoo xam doo ko mën a maîtriser parce que yenn saa yi dañu perte suñu ay meilleurs joueurs yi moo tax quoi saison bi jeex na après dañuy noppali ku xool quoi ba kii. équipe bu jeune mais est-ce que du am ay recrutement yoo leen xalaat yéen. bon recrutement xam nga ñun bon du ñu compter rek suñu xale yi ñuy former fii quoi si loolu la ñuy compter quoi ñun amuñu ay moyens pour recruter seen yeneen joueurs ak yooyu quoi. jërëjëf kooku moom mooy tàggat équipe saltige bi démb nag amoon na ay xeex ci jongante boobu amoon fële ca jardin public diggante saltige ak kii di Saint-Louis basket club ci demi-finale ci wàllu góor yi foofu nag supporteru saltige yi nag ñu ngi ñaawlu taxawaayu takk der yi li ñu doon def sànni lacrymogène dañ def rek ma dégtal leen extrait bi ngeen déglu ko. mais bu fi kenn keneen bu ko am moo njëkk a sànni rek majeur bi joueur yëpp a ngi nii xam nañ ñu ngi nii si biir maa ko wax sonal nañ ñu ñoo fi indi lii yëpp joueur yëpp ñëpp a ngi nii xam nañ ñuy joué ba pare ñu war ne seen jàmm léegi ñu ngi nii jëlal joueur yëpp a ngi nii xam nañ rek majeur la leen sànni lii nga def ne lii rafet na ñun dañu ñëw fii. li xewoon foofu ci jongante boobu diggante Saint-Louis basket club ak saltige ci jardin public bu Tëngéej loolu nag ñu koy ñaawlu li nga xam ne moom mooy violence bi bare na lool ci basketu Sénégal léegi kon nag mu nekk loo xam ne dañ ko war a saafara génne ko ci buñ ci jugee dañuy dem ba ca Ndar foofu nag mouvement pour la synergie des actions développement
bu Ndar moom nag moom mu ngi sàkku jàmm am ci nawetaan yooyu nee nañu dañuy xeex ngir violence bañ ci am ci zone 4 bu ODCAV bu Saint-Louis ñoom nag xibaar boobu ñu ko doon xamle ci li nga xam ne moom mooy bi ñuy jox ay équipement ASC yi nekk ci zone 4 bu Saint-Louis kon nag dañuy def rek dégte leen Mouhamed Lamine Mbaye ci micro Gabriel Barbier. zone 4 bi mooy zone bu gën a yàlla fa def bayre moom popularité boo xam ni aussi parfois sunu match yi nekk des matchs de tension ñu ñëpp dund nañ ko ndax décision bi di am entre HLM Maison Blanche ak Léonard yooyu yëpp ñu ngi toog ñu ngi ko fekkee nañ ko alors bu ñu demee ba tey ñu kon nanu balaa nawetaan bi di sore wala di tàmbali ñu woo suñu ay rakk wax ak ñoom ñaax leen wax leen ni leen waxu ñaaw kenn du ko ji parce que du mel ni lu loo xam lu safar wax lu ñaaw wax lu rafet moo war a nekk diggante jaam yi diggante nit ñi ku nekk da nga war ji lu rafet sa morom ndax lépp dañ koy nettali ëllëg li am solo mooy sport moo nu boole football moo nu boole te ñi mu boole mooy les 11 yi nekk ci biir terrain bi supporter yi la ku nekk na nga ñëw supporter sa équipe moo tax mouvement mat au-delà t-shirt yi muy jox maillot loisir yi muy jox équipe yi dafa jox maillot supporter bu nekk dafa ne la un lot de maillot yëpp nuroo ci kanam mais ci ginnaaw ñu def ci équipe bi loolu mooy lan mooy soyons sur l'essentiel unissons-nous sur l'essentiel mooy on peut porter le même maillot mais on peut supporter valablement notre équipe ki gagné xam ni moo gagné keneen ki waajaat beneen yoon pour mën a gagné loolu mooy sport wax gu rafet wax gu ñaaw xam lu muy def day wàññi nit ki daf koy agressé daf koy wàññi te ku wàññi nit sa bopp nga wàññi te ñu mu jugee du tax date bi ñu choisir mu lëkkaloo ak tabaski lu soo ñu choisir ko c'est pas innocent dañ ni tabaski moment de sacrifice la sport mooy bu nekkee ci terrain bi daan ko jëflante ba mu mat mais bu ñu génnee ñu nekk ay mbokk nekk ay xarit di ànd am di wax loolu rafet. kooku moom moo doon Mouhamed Lamine Mbaye di maanaam jiite mouvement bi nekk foofu ci Ndar di xeex li nga xam ne mooy violence yi am ci wàllu nawetaan kon nag mbokk yi lii moo fi ruusoon ci wàllu tàggat yaram xanaa rek di leen di bàyyi ak Ablaye Bob mu ñëw ci xibaaru yéenekaay yi. dal leen ak jàmm yéen a kaabi Walf Quotidien xëyee milliards yu takku yu njiitu réew mi Macky Sall jukki ngir tabaxee ko arène nationale tabaxee ko autoroute à péage Ila Touba ba ca stade Arena ba ne ca Diamniadio yéen a kaabi ne yile projet yëpp ak milliards yaa ngi ca dugal te doonul luy jur yokkute bu ñu sukkandikoo ci consultant bancaire bi di Mouhamed Dia kaddu yamu rotal ci journal Le Monde xam le ne njiitu réew mi Macky Sall ak milliards yu bari yu mu tabaxee ngir mun a am bilan ëllëg maanaam am woy wu rafet ëllëg Mouhamed Dia ne yooyu le milliards xejoon na feneen munoon na tabax tey ay école munoon nañ ko tabaxee ay hôpital maanaam ay bërëbu fajukaay ndax fu réewum Sénégal toll soxlawul arène nationale soxlawul autoroute à péage Ila Touba bu ñu sukkandikoo ci Mouhamed Dia ne xoolal lu toll ci ñeenti téeméeri milliards ak fukk ak juróom benn la ñu defaree autoroute Ila Touba ci autoroute goo xamante ne ña cay jaar ci askan wi di ñu bëri bu weesoo màggalu Touba fab lu toll ci fanweeri milliards ak ñaar tabaxee ko arène nationale Mouhamed Dia ne yooyu la koppar xejoon na feneen ñu bëri ci askan wi xiif baa ngi leen di yoot njàng maa ngi nekk jafe-jafeem askan wi am ndox jafe leen lool feebar faju jafe leen lool leneen ci ay kàddoom ci biir yéenekaay bi consultant bancaire bii di Mouhamed Dia ne yile réalisation doore ko ci arène nationale autoroute Ila Touba ak stade Arena yëpp jaru ko woon yéene cabinet kàddoom yi ni mel jot naa gësam nguur gi yëngal na Mahammed Boun Abdallah Dionne premier ministre tontu na ko ci dar tontu na ko ci saasi xamal ko ne la mu wax ci réew mi wute na lool ak li am ne lii di Sénégalu ñëpp la te lii di plan Sénégal émergent ñëpp a ko bokk ay kàddoom ci direct info Mahammed Boun Abdallah Dionne ma ngay leeral ne lii di plan Sénégal émergent la ko tax a jóg mooy fexe ba réewum Sénégal bokk ci juróom-ñaari réew yi seen koom-koom gën a ñoŋ ci Afrique te bile plan Sénégal
Sénégal émergent maanaam ful na koom-koomu réew mi yéen a bi di Le Soleil daal di ko feelu xëy dalal Mahammed Boun Abdallah Dionne premier ministre ma ngay amal taxaw seetlu ci plan Sénégal émergent ne plan gi ni mel yokkute la pour ñëpp te bañ ko taxawalee ba léegi plan Sénégal am na jéego yu mu def ci réew mi ci wàllu koom-koom Serigne Mor Sène di économiste xam-xamam màcc jëm ci wàllu koom-koom ay kàddoom ci Source A gis ne bu ñu deful ndànk ci réewum Sénégal secteur privé bi ci faatu la jëm Serigne Mor Sène ne gisut lu war a tax ñu tabax lii di arène nationale tabax Dakar Arena te réew maa ngi nii ne ci jafe-jafe am ñàkkum ndox gu tar askan wi ne ci ñàkkum kaaraange gu tar Dakar Times xëy jox kàddu jaruñ ga ñu dénkoon wàllu énergie ci nguruk soppi ga woon di Samuel Sarr ma ngay sàkku juróom-ñaari poñ ngir njiitu réew mi Macky Sall leeral ko bokk na ci rapport inspection générale d'État IGE jëmoon ci auditu Sarr na ko njiitu réew mi Macky Sall leeral rapport IGE jëmoon ci dossier Khalifa Sall na ko njiitu réew mi Macky Sall leeral rapport IGE jëmoon ci sommet de la francophonie ci atum 2014 na ko njiitu réew mi Macky Sall leeral Samuel Sarr ne ba ci rapport IGE jëm ci immeuble gañu ne moom la Sénégal am ca New York ba ci yorinu pooru Ndakaaru diggante atum 2012 jàpp 2018 rawatina contrat yi Sénégal jot a xaatim ak namu nar a jëfandikoo pétrole beeg gaz bi lam ca jotoon a xaatim ci atum 2012 na ko leeral doon lu yitteel lool Samuel Sarr yéen a bi di Le Quotidien leer na nañu ku jéeg politique bi ne pare nañu ngir waxtaan ci parrainage bi ndaje mu yàlla ñu nar a seq ak jaru gi ñu dénk wàllu kaaraange bi réew mi yéen a bi ne toll nañ ci fanweeri candidat juróom benn kenn ku nekk yittewoo ñu parrainé la yéen a bi ne gaa yaa ngi wuti signature bu dee yéen a bi di laas lam ñu dégtal ne ndaje mu yaatu réunion gi nguur gi nas maanaam jaru gi ñu dénk wàllu kaaraange bi réew mi te mu jëm ci wàllu parrainage bi ku jéeg politique bi ne daañ ko fekkee maanaam ngir waajal élection présidentielle yéen a bi di 24 heures am ci taxaw seetlu ne bile parrainage bu ñu deful ndànk mun naa jur fitna mun naa jur musiba ci réew mi opposition bi maanaam ku jéeg politique bi fa ñu tegoon seen tànk teggeeguñ ko ne lu aju ci processus électoral bi maanaam élection yi ñu jëm Aly Ngouille Ndiaye dalul seen xel ngir mu mun koo saytu Amsatou Sow si di benn loi parrainage bi lee nañ ko waxtaane 24 heures di ñu xamal ne front de résistance nationale maanaam kuréel gi boot ku jéeg politique bi njortu nañ ne ci élection yi ñu jëm mun na am coup d'état électoral maanaam nguur gi mun na fee jaaree jalgati élection yi Vox Populi ca la des di ñu xamal ne ku jéeg politique bi fekk nañu waxtaanu parrainage ba front de résistance nationale di kuréel ga boot opposition bi ne daañu wuy ji jaru ngi ñu dénk wàllu kaaraange bi réew mi di Aly Ngouille Ndiaye ngir mun a récupérer maanaam jot document électoraux yi ak mun a teg bët fichier électoral bi ak ñañu war a tab ngir ñu coordonné maanaam saytu lii di parrainage bi doon na lu yitteel lool opposition bi réew mi quotidien jàkkaarloo bangoog diggante njiitu réew mi Macky Sall ak Alioune Badara Cissé médiateur yéen a cabinet jàkkaarloo gi ni mel ndax juboo dina ci tukkeem déet gannaaw ñaxtu yamu def fan yi ñu weesu moom Alioune Badara Cissé doon diingat doxalinu njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram yéen a cabinet ndax newul ci waxtu wi le ci la Alioune Badara Cissé bëggoon waxtaan wi ndax newul itamit ne njiitu réew mi Macky Sall la ko yitteel mooy diisoog Alioune Badara Cissé laata élection présidentielle 2019 ndax Alioune Badara Cissé jotoon na fee yëglu ne bu ñu deful ndànk candidat lay doon ci yooyu la wote Walf Quotidien doonul candidat njiitu réew ba woon Abdoulaye Wade waaye coalition Benno Bokk Yaakaar ña ngi koy kañ ña ngi koy bàkk ña ngi koy tàgg yéen a cabinet doore ko ci Ousmane Tanor Dieng mi xamle ne njiitu réew ma woon Abdoulaye Wade xol ma dara newu ca ne njiitu réew ba woon Abdoulaye Wade ku baax la te ku tabe la keneen ku rafetlu jëfu Abdoulaye Wade di njiitu réew mi Macky Sall jot naa dànkaafu ay nitam xamal leen bu ñu yëkkati mukk ay kàddu yu ñagas di ko jëmale ci Abdoulaye Wade ay kàddoom la ñu fekk ci Les Échos moom Ousmane Tanor Dieng kañ na Abdoulaye Wade jaajëfal na Abdoulaye Wade Ousmane Tanor Dieng xamal askan wi ne maître Abdoulaye Wade doonul kuy feyantoo ne xol mi dara newu ca ne ku baax la ku am yërmande la yéen a kabidi l'évidence ne moom Tanor Dieng adduna ci candidature Khalifa Sall gamu ne yoonam newu ca ne benn candidat la am di njiitu réew mi Macky Sall yéen a kabi gis ne lu aju ci tëjum kaso Khalifa Sall Ousmane Tanor Dieng ma ngi cay raxasu ba set wecc te moo ne de ay loxom tàq nañ ca rib yéen a kabidi l'observateur xëy di ñu fàttali jéey yi fi amoon te ñu bari ci askan wi jotoon ca loru la waroon ngir ñu taxawu ña ca loru yéen a kabi ne loolee day faral di nax saay yéen a kabi ne ba ci jéey ji amoon ca Boffa Bayotte ak lim bu takku ci doomi aadama ya fa faatu woon am kenn ku ca jotoon a sowe ne bu amul taxawaay ga ca war ci tàqali ko xelam la jëm bu dee la xewoon ca bétanti ak gaal ga fa suuxoon yóbbaale lim bu takku ci ay soxna jéena ba maane di kenn ña ca jotoon a sowe ma ngay nettali na mbir ya deme woon ma ngay xamle ne ba tey musiba gi ni mel dañagul ci xelam saay su ne ci gént la ko yóbbu docteur Ale Baba Dieng ay kàddoom ci l'observateur gis ne ñi faral di loru ci musiba ak taxawaay ak toppatoo ga ca war loolee dañ ko topp ci ab diir bu gàtt waaye duñ ko wéyal ñu dem ci yéen cabinet source am mi xëyee tey nguurug Macky Sall yéen cabinet juróom-ñaari at ci bopp réew mi lim bu takku ci ay doomi aadama faatu nañ ci musiba la xewoon ca Boffa Bayotte lim bu takku ci ay doomi aadama faatu nañ ci lakk ga amoon ca Daka bu Medina Gounass lim bu takku ci ay doomi aadama ñoo ca faatu ba ca gaal ga suuxoon ca Bettenty lim bu takku ci ay soxna la yóbbaale bu dee ci circulation bi accident yu bëri faat bakkan yu bëri source a mel ni ku gaafal njiitu réew mi Macky Sall ne nguuram gile nguur la gu ànd ak rongoñ yéen a kaabidi suñu lamb ne combat gi war a dox ci diggante Balla Gaye 2 ak Modou Lo Lac de Guiers 2 joxe na ci xalaatam ne bile combat Balla Gaye 2 du def lenn lu dul jaar fa mu jaaroon maanaam na mu daaneloon Modou Lo noonee la ko fas yéene daanelaat yéen a kaabidi suñu lamb ne lu aju ci écurie Fass ak yëngu-yëngoom Fass a ngi jëm ci
ci ndëppal écru gi ni mel yéen cabinet lu ne mun na cee xew. ma ngoog mbokk yi lu nuyoo tàggatoo jot na ci xibaaru digg bëccëg gi ci Walfadjri TV leeru jamono jaajëfal Modou Fall mi ne woon ci machine bi feggoog Isaaxa mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd beeg Walfadjri leeru jamono di leen jaajëfal say su ne ñu yendoog jàmm ak programme leeru jamono yal na jàmm yàlla sax fi dàkk ci